bienvenue dans BTV dans votre émission santé pour tous am mbégte ak contentement bu baax a baax ñu fi tey seet si suñu doyen boo xam ne kenn doon ko présenté ci programme bi nga xam ne muy PNT mu yàgg di ci taxaw am ci taxawaay bu yàgg ba tey ñu nekk président de l' association nationale de lutte contre la tuberculose monsieur Niang nuyu naa la. maa ngi lay fay di kontaan ci ñëw bi. mbaa yaa ngi am jàmm. maa ngi am jàmm bu baax a baax. bon santé pour tous tey comme ni ñu koy faral di defee suñu partenaire bi nga xam ne moom mooy Action Damier donc moom mooy maye émission bi nga xam ne mooy santé pour tous ñu war a di waxtaanee ci tuberculose ci fan yii nii yëpp nga xam ne gis nañ ne sensibilisation bi mu ngi bari trop ci biir réew mi surtout yéen ñi nga xam ne ay réseau ngeen ñu ngi koy tasaare ci réew mi tout donc moo tax Action Damier ànd ak PNT maye émission bi nga xam ne mooy santé pour tous pour BTV monsieur Niang nuyu naa peut-être ma bàyyi def benn genèse par rapport ak seen association bi. bon dañ leen di remercier vraiment ci seen visite bi di remercier aussi le PNT et en grande partie la fondation Action Damier parce que ñoom dëgg na yaa c'est des partenaires privilégiés. fii nag ñëw nga ci benn association ba nga xam ni fi mu jógee mooy y a un certain infirmier d'État Mamadou Mbaye qui l'a créé qui a eu l'idée ñoo woo ñu ne ñu vous êtes des amis nañu créé association ba ñu nekk ci ay membres fondateurs ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaare àjjana. amiin génn àdduna ça fait pas longtemps après la tabaski moo doon anniversaire am ñuy ñaan subhanahu wa taala fi mu jëm dàq fi mu jëm. tey comme ni ñu ko waxee seen zone d' intervention yi nga xam ne moom ngeen di def parce que sensibilisation moom wax nañ ko waxati ko donc yan zone ngeen jàpp ne peut-être mooy zone yi nga xam ne moom ngeen di gën a intervenir bien vrai que ci Sénégal yëpp yéen a fay dem mais comment est-ce que vous allez nan ngeen di def ba mun a dem ci zone pour def intervention. zone yi ñuy gën a intervenir nag mooy c'est les régions à forte charge en particulier Dakar et Dakar en particulier ñeenti districts yi muy Pikine Guédiawaye Kër Massar Yeumbeul ci la suñu intervention ëpp parce que gis nañ ni banlieue bi li fi nekk ci feebar bi kenn xamul nu toll. nee nañu bay sa yow tànk soo xoolee sax ci même journée mondiale bi passé ñu ngi ko célébré au niveau de Yeumbeul Nord te même docteur Dieye mu ngi doon wax naan moom ba district bi tijjee ak léegi nii ça fait même pas 3 mois gis na fa 25 cas de tuberculose. donc yooyu ça pose. ëpp na ko sax léegi fii nii actuellement ëpp na ko parce que fi ñu toll actuellement nii xaw ma kan moo xalaat ñu def foofu district bi mais dafa ñëw ci heure parce que tey fii actuellement docteur Dieye moom dañ koy gërëm di ko sant vraiment il ne ménage aucun effort pour que tuberculose bi jóge ci Sénégal dañu liggéey ak moom jàmbaar la gis nañu fii actuellement ci biir Sénégal mën naa ni Yeumbeul moo ci ëpp tuberculose te li ko indi nag aussi yomb na population bi bari na dëkkuwaay yi xat na ba pare teg ci encore pauvreté bi ñàkk bi am na fi def ci waaw parce que tey néeg dafa am nombre de personnes yoo xam ne c'est indiqué waaye boo gisee néeg ñu ne naan ay 7-8 personnes ñu nga fa mais kooku bu kenn amee feebar bi automatiquement wala kenn ba pare teg ci amoon beneen phénomène ñi fa nekk ñëpp en général dañuy xëy liggéey bu ñu xëyee balaa ñoo xëy naaj wi du génn ñu tëj seen bunt dem bu ñu ñëw fekk nañ naaj bi wàcc dugg te léegi bu fekkee ni feebar bi ngi ci biir néeg bi te ceeñeer bi moom mook doomu jàngoro ji defuñu nen fu mu ko fekk rek waa néeg boobu amul ceeñeer bu fa doomu jàngoro bi nekkee mais day kon da nga wax nit yi nañuy bàyyi di tëj bunt yi di tëj di wàcce rideau yi tëj fenêtre yi bu ñu yeewoo tey li ñu njëkk def mooy nañu ubbi néeg bi ceeñeer bi dugg ngelaw li dugg lu fa nekk mu rey ko bu fekkee ni par exemple xëy nañu ba dellu si aussi ñibbisi même su fekkoon tëjoon nañu si nekk bu ñu ko ubbee nañu toog au moins 30 minutes ou moins 25 minutes ba nga xam ne air bi newoon ci biir changé na ñu door dugg ci biir waaw. donc léegi bu ñu jógee sax yéen yan activité souvent moom ngeen di faral di def pour mën a sensibiliser askan activités yi daal causerie ci la bokk maanaam waxtaan. ay groupement nga ñëw fekk leen wala nga ñëw fekk benn convoqué ay nit ñu nekk nombre de 20. nga toog waxtaan ak ñoom pendant au moins 30 minutes. 30 minutes et quelques. waxtaan ak ñoom ci feebar bi. maanaam foofu joxe la ak jël. boo ñëwee am na ñu xam nañ feebar bi. am na ñu xamuñu ko mais nga fexe ñu xamul xam. te bu ñu xamee pare bu ñu demee xamle.
c'est important. waaw parce que mënoo jël mbooloo yëpp mais fexe ba yow ki ñi nga ñëw toog waxtaan ak ñoom. pour buñ fa jógee buñ demee mën a xamal ñeneen. waaw loolu c'est important. et aussi gis nañu day am ay dépistage yu bëri comme ni nga ko waxee donc yéen nan ngeen ni mën a def pour participer ci dépistage yu patients yi ak ñi nga xam ne peut-être sensibilisation dem na si ñoom donc li ci des mooy ñu dem xool seen yaram ba xam am nañ doomu jàngoro ji am déet nan ngeen ni participer ci kii boobu. ñun nag fu ñu dem bu dee causerie dañuy am fiche de référence. bu fekkee ni par exemple mobilisation sociale la dañuy am fiche de référence. bu fekkee ni ay VAD la aussi maanaam dugg ci biir kër yi di waxtaan dañuy am fiche de référence. nga xam ne dañuy jël fiche yi képp ku ñu gis ni fii ne actuellement nii. yaa ngi sëkkat ba mu am fukki fan ak juróom. ñu bind la kayit. ñi la nga dem. boo demee ñu xool la bu fekkee ni feebar bi la. ñu faj la ba nga wér. c'est important kon su ma comprendre yooyu noonu yëpp ñu ngi koy defee ci district wala fi nga xam ne fépp foo xam ne PNT mu ngi intervenir foofu la wala ci district yoo xam ne ñu ngi yëngu ak programme parce que yaakaar naa ne district yi nekk Sénégal yëpp boo fa demee di nga mën a faju ci programme bi. programme bi yàlla def na ni amul benn district bu nekk Sénégal bu ko amul. te ba pare encore ma yëgal ñu bare feebar bi kenn du ko faje fenn fudul ci hôpitaux yi wala ci poste de santé yi yooyu garab yi kenn du ko jaay pharmacie. souvent nag li ëpp mooy dañuy bàyyi ba dem ba di faju ba di dem ci maaman yi ba feebar bi commencé na ñu door a ñëw bu boobaa day fet bi day naqari mais bu fekkee yow am nga safat nga ba mu am fukki fan ak juróom nga dem yaa xayti ñu saytu la doo ci fay dërëm. yéen par exemple nan ngeen ni mën a aider ki nga xam ne moom am doomu jàngoro bi pour que mu mën a dem faju ji. ki am doomu jàngoro bi d'abord premièrement buñ la bindalee kayit nga dem ba ñu xool ni am nga doomu jàngoro bi. waaw li ñu jëkk a def mooy dañ lay ci bis bi lañ lay commencé fay. yoo xam ne yéen. waaw parce que yéen a koy accompagner. non waaw ñun buñ la bindalee. ba nga dem foofu. ci saa si laa wax bu ñu xamee am nga doomu jàngoro ci ngay commencé fay. léegi ñun bu ñu demee sa fiche bi ñu la joxoon. danañ gis ni yow mii fii ne am nga doomu jàngoro yi. dañ lay accompagner ba pare aussi am na xale yi nga xam ne ñu ngi ci biir kër gi am 0 à 5 ans. maanaam ñu am juróomi at yi. ñooñu dañu ñëw ñoom ñëpp bu fekkee am na jël leen yóbbu leen. ñu xool leen saytu leen ba pare commencé leen faj ñoom parce que doomu jàngoro bi na muy wàllee mag noonu lay wàllee xale. xale bi nag moom du ñu xaar. kon moom mënu fi bàyyi sax xale buy soog a judd. déedéet. ok xale buy toll a juddu am na dañ koy piqûre BCG. mais piqûre bi nekkul efficace à 100%. donc bon fi ñu toog actuellement ne même loolu yaa ngi ma ci dimbali. ngénte yi nañu dimbali ngir yàlla yonti bi. xale yi jël liir bi di ko joxe di ko paasante nañ ko ñaanal nañu bàyyi ba tey ci suba nii. ngénte bi ba demoon loolu laa ne wax man leen liir bi fuñ ko ñaanalee ñaan bi mën na ko fekk. waaye su fekkee ni par exemple dañ ko jël. di ko joxante d'abord premièrement liir bi fragile na. mën na gaañu ba pare encore mag mën na ko foofu. waaw effectivement. parce que ñoom ñëpp dañu mag day feebar bu day feebar. te xale bi dafa fragile. ngir yàlla yonti bi bu ñu dematee ngénte xale yi bu ñu leen di joxe. ku nekk nañ ko téye rek. bu ñaanal ko rek nga ñaan quoi. beneen bi aussi am na ñoo xam ne dañuy ñaan ku nekk jox ndox nit mu tufli ci kii bi ñu sangu xale bi musiba naaru laay aussi. xale bi daal ñaan foofu mu nekk mën nañ ko ñaanal mu àgg ci moom. te du am problème. oui ba léegi yéen a ngi ci BTV Sénégal dans votre émission santé pour tous wax naa leen émission bi ci ndimbalu ki nga xam ne mooy fondation Action Damier ànd ci ak PNT moom moo tax ñu mën ko di def ak yéen donc ñu ngi fii di waxtaanee tuberculose muy jàngoro doomu jàngoro boobu nga xam ne moo nga ñu woowee sëkkër su tarsi dañ koy faj gratuitement comprimé yi kenn du ko jaay te foo mënti dem ci district Sénégal yi dinañu jël en charge n'est-ce pas tey yéen ku wax yóbbu nit mu dem faju ji ku wax sensibiliser dina am ay jafe-jafe yoo xam ne du si ñàkk est-ce que di ngeen jànkuwanteel ay jafe-jafe yoo xam ne ci seen sensibilisation bi yenn jafe-jafe ngeen ci rencontré. yu bëri da nga gis nit ba nga xam ne ko yóbbu mu commencé faju toog ba mu neex ko mu arrêté paj gi te boobu moo gën a bon. parce que boobu mooy indi feebar bi dërkiis maanaam multirésistance. kooku ñun bu ñu ko gisee ñun dañuy dem ci këram sensibiliser ko. wax ni ko demal kon ne faj. bon am na nga xam ne aussi fi ñu toog actuellement ni dañuy xëy voyager au lieu ñu dem ci fi ñu doon fajoo. wax leen dañuy voyager ñu jox leen defal leen transfert. ba bu fekkee voyage bi yàggul ñu jox leen seen nombre de comprimés yoo xam ne dañu ko jël. duñ ko def dañu xëy rek dem. ñooñu aussi bari na ay problèmes ay jafe-jafe yu mel ci bon am na nga xam ne aussi dañuy génn prison amoon ko fa. au lieu ñëw jël seen fiche de travail parce que prison dañ leen faj ba mu yëg.
au lieu ñu jël seen fiche de transfert ñu andi ko fi ñu dëkk pour ñu continuer seen traitement bi ñu continuer seen donc kon comprimé yi day dugg ba ci biir mag bi. waaw mag yi dañu am programme bi ci lañ bokk. ci programme lañ bokk. mag yi ci programme lañ bokk. yéen seen sensibilisation egg na ba foofu. commencé guñ ko nag mais bëgg nañ ko. mais nag PNT moom mi ngi dugg ci mag bi moom bu baax. mi ngi dugg ci mag bi c'est important. tey wax nga ñu que ne depuis commencement bi fi ngeen di jaar ak ñoom ba ñoom fu ñuy wéree donc tey su kooku demee ba commencé jël ay garabam durant 15 jours après lan mooy ci suite bi par exemple perspective yi nga xam ne yéen ci ngeen di jëm après ak sensibilisation ba nit ki ka am. déjà wàll bi ci ñetti fan lay wàlle muy ci sëqët baa ngay wax baa nga tisóoli tisóoli bi nag moo ëpp doole li muy génn ci doomu jàngoro bi nga xam ne pour nit bi nooyi ko sëqët bi topp ci wax bi topp ci donc bon ki ko am war na am nu muy comporté bu sëqët am na nu mu war a sëqate day jël mouchoir teg ci kanamu baa bu tisóoli baa mu jël fii bu sëqat mu def ko fii def ko waaw bu fekkee ni par exemple feebar bi dal na ko ba mu ñëw commencé traitement bi il faut que mu aussi boole ci ceeb. moo ànd ak ceeb mais gis nañ dañuy gis ci oto yi dañuy gis nit ku day sëqat mais ñi nekk ci oto bi dañuy am kersawu taf seen gémmi wala taf seen bakkan. est-ce que seen sensibilisation aussi tamit ak seen i perspectives yéen a ngi xalaat di duggandoo nit ñi ci kaar yi di waxee foofu comme ni ngeen defee VAD yi ngeen koy defee aussi tamit ci bus yooyu. am nañu benn programme bu ñu woowee vigilance transport. depuis 3 ans ñu ngi koy def. kooku transport moo tax mu jóg. dañu dem ci bus yi fi ñu nekk gare routière yu mag yi. dem clando yi dem ci Ndiaga Ndiaye yi. dem ci car rapide yi terminus bu nekk daal dañ fay dem waxtaan ak ñoom ni leen ñu góorgóorlu parce que transport bi aussi wàllante bi mun na ci am. te bu ñu duggatee ci car yi surtout car yu mag yi nga xam ne day fees dell. ñu ubbi fenêtre yi ku ci sëqat aussi ni nga wax nii bu nit bi di sëqat mu leeral yow kii sëqat bu wóolu woo ko sax mais nga protégé wu waaye nag ki nga xam ne mooy sëqat sax moo war a jëkk nag dëgg na xel. effectivement amuma la sax jaral na ma man su fekkee ni par exemple mu leer ma ni kii li muy sëqat parce que tuberculose moom amul benn doomu aadama bu la mën a gis rek ni ki dafa am tuberculose laboratoire wala par exemple nga dem ci yenn kii nu mu tudd gynécopédie yooyu ñoom ñoo la mën a wax ni la kii am na tuberculose pour nga wér aussi ñoom ñoo la ko mën a wax mais nag am nañ ay signes évocateurs am na signes yoo xam ne bu ko gisee danañ yaakaar ni am nga doomu jàngoro comme yan par exemple signes évocateurs yi mooy benn ngay sëqat moom mooy premier signe ba mu am fukki fan ak juróom ñaar ngay jeex ñett sa lekk dematul noonu nga am manque d'appétit ñeent boori ngoon gi nii nga commencé di am ay tàngoor yaram par ngoon nga ay tàngoor yaram feebar waaw feebar juróom bi mooy guddi nga tëdd lu mu sedd ngay ñaq yooyu boo ko amee yaakaar nañu ba léegi présumé la mais waxuñu ni am nga feebar daal labo ak yenn kii ñoo la ko mën a wax la am nga ko ñoom ñoo la mën a wax aussi mais yooyu daal c'est des signes yoo xam ne boo ko amee dawal nga dem seeti ji docteur. waaw kay signe évocateur yi sa xas moom bu amee fukki fan ak juróom demal seeti docteur bu fekkee am nga ko ñu commencé le soigner jour bi yàlla def na ni aussi mu am benn lu am solo ci feebar bi mooy boo commencé faju ba mu am fukki fan ak juróom mënutoo wàll kenn mais mun na des ci yow dangar ji dañ na waaye feebar mi ngi fi des na il faut traitement juróom kii nu mu tudd juróom-benn weer pour te juróom-benn weer bu paree aussi il faut ñu xoolaat la test xool ndax wér nga am di ba xam parce que mën nga def juróom-benn weer aussi bu fekkee traitement bi baaxul dañ daan continuer mais juróom-benn weer daal moom la ñu xool ñu bëri bu ñu ko defee yàlla mën leen dindi ci feebar bi tey dañ koy faj ba mu wér doo ci fay dërëm waaw tey fépp foo dem Sénégal am na fa waaye loolu est-ce que war nañu toog léegi muy war doomu c'est pas normal donc yéen seen objectif wala seen ambition mooy fii ak ay ñetti at wala juróomi at fukki at tuberculose moom dootuñu ko wax Sénégal. dañu daal suñu bëgg-bëgg mooy l'an 2030 waxuma la sax Sénégal mais adduna bi yëpp tuberculose jóge fi. yàlla na leen ko suñu borom defar. BTV vraiment am nañu mbégte trop ñëw jàkkaarloo ak yow wax naa leen l'émission a été offerte par l'action Damien moom mooy ànd ak ñun pour que au moins ñu mën a jël genre ñaa yi pour que ñu mën a au moins sensibiliser population bi wax leen maladie bi nu muy ñëwee si yow yan effet moom moo koy wane ndax mën nga ci faju ndax déet ndax di nga wér ndax doo wér donc nit yi nag dañu am complexe suñ ne dafa tuberculose rek ñëpp dañ koy commencé daw ba pare moom sax du sax nangoo fajoo si zone bi mu dëkk parce que day wax ne ñi fa dëkk dañ may gis et yaakaar naa ne
faju jar na lu ne jar na nga dem ñëpp di nga gis mais na nga am sa santé parce que boo wéree di nga mun ñëw ànd ak waat société bi et tuberculose maladie la boo xam ne day wàllaate donc moo tax il faut ñuy bàyyi di tëj buntu tëj fenêtre wàcce rideau il faut ñuy aérer suñu dëkkuwaay yi et surtout ñi nga xam ne dañoo dëkk ci ay zones yu xaw a tappaloo ñoo xam ne day bëri ay population day bëri nit et tout donc ñu si bàyyi xel bu baax a baax di sant bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy waa PNT ñi nga xam ne ñooy suñuy partenaire jaare ko ci fondation Action Damier monsieur Niang su fekkee nga xam ne fàtte naa ko wax nga bëggoon ko baaxewaat ñi nga xam ne ñooy seetaan sinon ñu jaajëfal bu baax. waaw kenn warul daw ko feebar. te feebar tuberculose yu bëri ragal nañ ko ba xam da leen daw dañ koy daw. te yaa ngi koy daw ci biti nga dem fekk ko ci mbedd mi. dama ni tuberculose moom moo gën a nekk feebar bu gën a démocratique ci àdduna bi amul. moom amul benn feebar bu gën a démocratique tuberculose ci àdduna bi parce que kenn jomb ko. kenn laa kenn. parce que lu ñuy noyyi la. képp ki ko jomb daal mooy ki nga xam du noyyi. du noyyi. beneen bi ñu ngi remercier vraiment docteur Marie Sarr bu programme bi. sama yaay. waaw elle fait tout nag. effectivement tout da ko jaral nag moom. dafa mel ni dafa yor moom moo jur. xeex feebar effectivement. lu ne la ci daj dëgg neex yàlla. yenn saa yi ma toog woo ko fu sore. mu ñëw ci saa si mu intervenir. régler problème boobu. dañ koy ñaanal bon yàlla may ko ay promotion yu bëri ci liggéeyam. waaw. Fondation Damier aussi vraiment ñu ngi leen di remercier gis nañu lépp lu ñu def pour bon merci encore mais yéen it ñu leen di gërëm di leen sant. mais yow sama waay nga yow sama waay xamee ngeen. waaw moom moo jëloon xorom si def ko si ci lu faatu li quoi. ça c'était du théâtre. ah ça c'était du théâtre ça mais loolu mooy bonus bi tey ah. xorom si mu defoon ci lu faatu bi après faatu tëj ko si néeg bi quoi ah. bon merci beaucoup vraiment maa ngi woon ak Amadou Ba donc dinaa ne ànd aussi ak Seydou Ba ci montage donc santé pour tous et ñun ñëpp dañu war a am wér-gu-yaram suñu doom jàngoro yi nga xam ne mooy tuberculose nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax jaa ngeen jëf prochainement ñu jël keneen ci santé pour tous merci à bientôt.